Ça fait 3 ans que Zelensky ak Poutine nekk ci guerre bu métti te Ukraine nag fu mu nekk nii xaw nañoo am désavantage ndax aide bi nga xamante ne ñu ngi ko doon jot commencé na di wàññeeku teg ci États-Unis dafa bëgg récupérer xaalis bu bari bi muy def ci guerre bi diggante 3 ans yi rek États-Unis dimbalee na Ukraine plus de 175 milliards de dollars presque bu ñu ko doon xool ci CFA day nekk 111 000 milliards de francs CFA. Europe aussi def na ci xaalisam plus de 138 milliards de dollars maanaam presque 87 000 milliards de francs CFA donc xaalis bu bari la. Ukraine aussi commencé na sonn ci guerre bi parce que Russie occupé na territoire am teg ci di avancé teg ci di bombarder ukrainiens yi côté États-Unis aussi Biden nekkatul président administration wu Trump léegi moom moo yëg te administration wu Trump dafa bëgg arrêter guerre bi parce que rendre na compte ne finalement dépense yu muy def ci guerre bi dafa bari trop. Mais nag guerre ukrainienne bi d'abord pour xool pour gën ko étudier en fait guerre la boo xamante ne mënoon naa ñàkk parce que bu américains yi respecté woon lu ñu waxoon Gorbatchev en 1991 comme quoi OTAN du avancer parce que Gorbatchev daf ne woon bu may quitter Allemagne maanaam bu fekkee dañuy tas URSS il faut que ngeen jox ma benn garantie comme quoi que OTAN du avancer fi mu yem fu mu toll nii foofu rek lay yem mais américains yi dañ ko ne waaw mais finalement respecté wuñu lu ñu wax après OTAN continuer ne di avancer dem ba République tchèque dem Finlande dem Slovaquie dem Lituanie bon ay territoires yoo xamante ne xaw nañoo jege frontière russe bi commencé jékki-jékki bëgg a dem ba Ukraine te loolu nag du leen neex parce que li tax Russie bëgguñu OTAN ñëw ci seeni frontière nekk ci dëkk yoo xamante ne maanaam dañuy jege seen frontière mooy dañ fay placer ay missiles yoo xamante ne daf leen di menacer donc du coup duñu mës a nangu autant dem di nekk ci yenn zone yi surtout nag zone boo xamante ne dafa mel ni Ukraine. Vladimir Poutine nag yàgg naa avertir ci situation bi maanaam ci avancée OTAN bi nga xamante ne mi ngi koy avancer jëm ci territoire am mais avant problème bi avant guerre bi nii di commencer sax tension yi commencé woon na depuis 2014 parce que biir Ukraine dafa am benn région Donbass boo xamante ni ay russe ñoom ñoo fa dëkk mais bon ukrainiens yi finalement dañ doon bombarder partie boobu nga xamante ne pourtant seen territoire ukrainien la mais comme que ay russe ñoom ñoo fa dëkk dañ leen doon bombarder. J'ai peur, je veux la paix. Si c'est l'armée ukrainienne, alors elle devrait plutôt défendre le peuple. Moi je suis ukrainienne, mais maintenant j'ai honte de le dire. Après plusieurs heures de bombardement par l'armée ukrainienne, ce rebelle nous conduit dans un petit square et nous montre le cratère causé par un tir de missile. L'armée ukrainienne a un bon commandant, très compétent, qui ordonne de tirer sur le peuple pacifique. dafa am ay problème ethnique ak affaire yooyu noonu d'ailleurs sax Zelensky ba mu yéegee commencé na di xeex langue russe commencé na léegi langue russe bi waratuñ ko làkk biir Ukraine et cetera donc problème bi mi ngi commencé foofu jeexee aussi ci Ukraine nag fi nga xamante ne la bëgg adhérer maanaam bokk ci biir OTAN foofu la Vladimir Poutine nag jëlee ay responsabilités le 24 février 2022 char yi dugg biir Ukraine guerre bi daal di commencer foofu alors guerre bi nag def na 3 ans mais bon ukrainiens yi ñu ngi en difficulté alors loolu nag warul bett kenn parce que xaw ma fan la ukrainiens yi war a mën a jaar am guerre ak dëkk bu toll ni Russie di superpuissance day yàgg rek day metti rek mais xam naa ne gagné ko moom dina jafe trop ci ukrainiens yi mais bon finalement moment bii nii ñu ngi commencé di waxi négociation pourquoi parce que xaalis bi nga xamante ne def nañ ko ci guerre bi bari na trop même mais du xaalis kese sax mais équipement bi ñu leen di envoyé ay char ay munitions armement beeg ak logistique beeg loolu noonu yëpp ça coûte très cher donc comme que nag xaalis bi bari na te guerre bi te teewul Russie occupé nañ benn territoire ci biir Ukraine donc il va falloir que ñu négocier parce que xam nañ bu baax ne guerre bi moom bon gagné ko dina jafe trop moo tax Vladimir Poutine moo tax Trump autant pour moi woo ki nga xamante ne mooy Zelensky pour def ay négociation ak moom ñu xool na nañuy def pour
mën a mën a ramener la paix en Ukraine mais nag finalement waxtaan bi dafa mujjee am ay ay jaxasoo parce que après erreur diplomatique pour man daf cee am parce que moom bi ko Trump di woo pour que ñu waxtaan ci situation bi ay négociation de paix je pense moom la Trump bëggoon sauf que Zelensky dafa jékki-jékki commencé génne ay photo di wax ne Russie dañoo sàcc ay xale di wax ay atrocité de guerre yoo xamante ne moom moo am fële ca Ukraine mais peut-être dafa comprendre que woote bi peut-être li ko tax a jóg moom mooy ay négociation de paix pour xool na nañuy indee jàmm ci guerre bi. Ladies and men there and that so they don't eat, they beat them and they so they do a lot of bad things. So out of even during the war there are rules. Everybody knows there are rules during the war. So these guys, they don't have any rules. You see that 50-60 kilograms left and a lot of such things. And I didn't want to show you what the changes with images of children because I will share with you. I mean, it's looking tragic. Yep, that's tough stuff. Yeah, I wanted very much to give you, and you see it. Yeah. This is pastor, by the way. They stolen pastors because it's not Russian church. They stolen pastors and moved pastors to the prison. Alors à part loolu aussi dafa mel ni moom Donald Trump aussi li ko intéressé moom mooy récupérer xaalis bi nga xamante ne États-Unis def na ko ci guerre bi mais ni mu ko bëgg a récupérer mooy exploiter ay minerais yu nekk foofu noonu yoo xam ne dafa am ay terres rares bu ko defee ci loolu États-Unis dina mën a récupérer xaalis bu bari bu mu def ci guerre bi. It's going to be a lot of money will be made from the sale and from the use of raw earth. And as you know, our country doesn't have much raw earth. We have a lot of oil and gas, but we don't have a lot of the raw earth. And what we do have is protected by the environmentalists, but that can be unprotected, but still it's not very much. They have among the best in the world in terms of raw earth. So we're going to be using that, using it for all of the things we do, including AI and including weapons and the military, and it's really going to very much satisfy our needs. So something that just worked out really well. We have a lot of oil and we have a lot of gas, but we don't have raw earth. So this has just about every component of the raw earth that we need for computers, for all of the things we do. This puts us in great shape. Alors fi waxtaan bi jaxasoo bi dëgg nag mooy fi nga xamante ne Zelensky wax na ba si yàgg jékki-jékki ne leen méttitu guerre bi ñun ñu ngi koy yëg mais bon am na nu muy demee mën na ñëw ba fekk si leen yéen ba yéen ngeen yëg guerre bi. Je pense que foofu nag la waxtaan bi jaxasoo bi dëgg parce que wax boobu dafa mel ni neexul Trump ci lañ commencé di argumentation bu metti entre ñoom ñaar. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. That. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's Remember exactly this. what I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very you will good. Feel influence. We're going to feel very I'm good and very telling you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad very position, beginning and of he the happens war. to be right about From it. the very beginning of the war. You're not Mr. in a good Abraham, position. I You don't was have in the cards right now. With us, you start I'm having not playing cards. But cards. right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're you- gambling with World War What you- III. what you You're thinking about? gambling with What you World thinking War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm That's with back all to respect you. to your Far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Your country Can is I- in big can- trouble. can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot of answer? talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this.
You have a damn good chance of coming out okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted We gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, but president. they had to use our military. What about West If you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this, I tell you. alors seen discussion bi mi ngi noonu man du ma ko woowee discussion sax xuloo laa koy gën a woowee parce que après affaire bi ba mu amee mooy ba ñu waxee ni wax ni seen ku nekk yëkkati sa baat après amoon na beneen diine boo xamante ne waroon na am mais finalement diine bi dañ ko annulé dañ ne bon d'après ay rumeurs dañoo wax Zelensky mu dem parce que maanaam dañ ko dàq daal après bon loolu journalistes yi ñoom ñoo ko wax léegi nag ñu teg ci quelques jours aide bi nga xamante ne maanaam aide bi ñu doon jox Zelensky finalement dagg nañ xaalis bi dagg nañ matériel militaire bi ñu ko doon jox aussi donc daal affaire bi fii la mujj bu leen fàttee liker abonné comme ça la prochaine fois du ngeen rater vidéo yi jërëjëf